Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. xam nga d'abord xaalis bi lu ci BBC wax nit ñi mën a dégg la première somme bi ñu joxe bi mooy lu toll ci 150 milliards CFA loolu moom dama leen di koy confirmer parce que contrat bi gis naa ko jàng naa ko moom laa bañoon signé 250 millions de dollars plus éventuellement yeneen 50 millions de dollars ci ay conditions dañ ko waroon fay timis dès que ñu signé contrat bi entre moom ak BP. muy à peu près 150 milliards yoo xam ne bu ñu signé rek semaine bi ci tegu war nañ ko jox loolu moom comme BP jënd na place ki alalu timis bi donc fay nañ ko bu yàgg depuis 2017 xanaa kay léegi-léegi doog a feeñ te li ñu ci waral beneen partie bi nag mooy li nga xam ne pétrole gaz la waaye dañ koy méngaleeg pétrole dañuy ne équivalent baril pétrole donc lu ci xelli baril bu xelli rek moom am na ci pourcentage am loolu tax yàgg ngeen ma dégg may ne dañ naan timis génn na waaye génnut dem na waaye génnut waaw ndax baril bu xelli am na ci pourcentage boobu nag ba ma fay jóge man xayma gu ñu woon réserve yi dañu ne rek réserve yi ci nangam la mën a toll waaye normalement bala sax waa BP ak Cosmos tàmbali liggéey bi la ma leen waxoon te mu nekk ci loi bi te gouvernement bi ci parax-paraxam defewu ko noonu la ma leen waxoon mooy dañu war a jël cabinet indépendant ñu def fi benn genre certification suñu réserve wax ñu ñaata moo fi nekk loo xam ne moom du dañuy sukkandiku rek ci lu BP ak Cosmos wax donc li ci des pour leeral pourcentage boobu bu ñu xaymaa lan moo nekk comme gaz ci Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond ñaari bloc la ci li fi nekk tey lu ñu jot a gis ak li nar a nekk ëllëg loolu la timis di calculer à peu près ne man pourcentage nangam laa ci bëgg baril bu génn mu ñëw loolu tax mun na nekk alal ju bëree bëri comme ñoom nag BP dañuy négocier ñoom it ñu ne négocier ba trouver montant boo xam ne dañ ko làqoon gouvernement wu Sénégal loolu tax président bëgg a wax noonu sama yoon newu ci waaye bala ngay approuver transaction da nga war a xam transaction boobu naka la mu naan noo BP ci wàllu BP la non lu tax ñu bind ci montant bi parce que yoon Sénégal moo laaj ñu xam ñaata la ñu approuvé mais ñoom ñoo def exprès lëndëmal xelu nit ñi làq li nga xam ne moo gën a duun mooy pourcentage bi nga xam ne moo nar a ñëw à l'avenir waaw te vraiment dama rus keroog am gàcce ba ma gisee président mu naan waaw diggante ñaari privé la suñu yoon newu ci bëgg a réelal Sénégalais yi li ma ci war a yokk mooy yéen ñëpp dégg ngeen président de la République ak même une fois président Assemblée nationale parce que sujet bi daf ma intéressé woon maa ngi koy déglu bu baax ak ministre boo xam ne enquêteur bu célèbre la woon ak même ay ancien premier ministre bi fi newoon ñu naan comme commencé gul xelli pétrole jaayuñu fi dara ba fi échanger xaalis yéen ñëpp déggoon ngeen loolu ku nekk dégg na loolu waaw léegi président bi ngay wax nit ñi dañuy sos dañuy wax ay kàcc na wax ni pourquoi ñooñu doon wax loolu te tey jii nii ñu gis ni que depuis 2017 ndeke 250 millions de dollars fay maanaam 150 milliards fay nañ ko timis pourquoi tey Aliou Sall mi fi wax ni way c'est-à-dire que pourquoi mu ne moom loolu buñ ma ci fayee sax jaadu na extra di jéem a sellal di jéem a expliquer wu pourquoi ñu ne jot na ci xaalis bi yëpp te ñoom ñëpp ñu daan wax ni non ñi fiy wax lu ñuy wax xamuñu ko parce que pétrole bi production bi commencé gul donc li leen won ni loolu du dëgg puisque tey am nañu firnde yi ñoom lu ñu doon wax lépp du dëgg moo leen di won leneen lu ñuy wax lépp du dëgg et Sénégalais war nañ wax lu tax président de la République ci boppam nangu contrairement à li ko inspection générale d'État wax
mu ni dama koy teg fële def li nga xam ne dëppoowul ak lu inspection générale d'État wax war nañ laal lu tax mu def ko mag du fecc yàlla naa dee violer loi wu réew mi am na lu tax nga def ko waaw di ñu tuur lëndëm nag lépp luñ ci wax ñoom nit ñi waratuñ leen gëm parce que luñ ci jot a xam yépp dëppawul ak yoon wala du lu ñu waxoon li dëgg du dëgg loolu moo am ne woon nañ fi ma bamtuwaat ko te insister pour sénégalais yi dégg dañ leen jàpp ne que yéen du ngeen dégg du ngeen comprendre lu ñu leen wax rek noonu la pétrole bi commencé gul xelli rek donc xaalis bu ñu échanger amu fi dëgg gis ngeen ni léegi ñu ngi wax ay 150 milliards yu ñu jox Timis depuis 2017 gis ngeen ñuy wax ni que am na ñu ci fay kii ñu ci jox avance pour ay impôts ma dégg aussi ñu naan waaw 150 milliards yi nga xam ne Timis jot na ko waruñu ci fay impôt mais loolu ci reportage BBC bi gis ngeen ni que du dëgg parce que ñoom ci seen bopp laaj nañu benn avance pour impôt yi ñu war a fay Sénégal parce que effectivement lépp loo xam ne dafa dem directement ci exploitation maanaam ci production pétrole bi tant que commencé gul waruñu ci fay l'impôt loolu la doit dem mais bu fekkee ni yow da ngay jaay titre lu tubaab di wax titre maanaam sa moomeel bi nga xam ne yaa ko moom ci alal ji nga xam ne nekk na fi dina génn ëllëg muy pétrole réserve pétrole yi sa moomeel yi mooy 30% yi Timis ni moom moo ko moom dañu waroon fa foqati bu ko Timis di jaay boobu moomeelam lay jaay buy jaay kay kuy jaay kay la nga jaay te yoroon ko ba ngay tàqalikook moom jaay ko boobu lañ lay fay sa kii te loolu bokkut ak investissement yu ñuy def loolu transaction financière la mu am ci plus-value bu am solo loolu la ñuy wax plus-value loolu dafa war a am impôt damay leeral foofu pour sénégalais yi comprendre aussi. waaw am na benn jàngat aussi bi ngeen war a jàngat ci conférence de presse gouvernement bi comme nee nañu dañu tontu mais gis ngeen ni que porte-parole gouvernement ndeysaan moom neewoon na Thiès ndeysaan di toppatoo famille am ci korité bi ñu ne ko foofu cofeet indi waxloo ko loo xam ne ñi ko bind ak ñekk ko gën a xam kenn bugg ci àddu gouvernement bi service minimum la ñu def pousse seen porte-parole ci kanam Mamadou Faye moomu toogoon foofu rapport inspection générale d'État woo ko moo ko gën a xam lépp waaye sañu ci àddu bugg ci àddu ndeysaan ñu wax Ndeye Tické yow waxal maanaam peut-être moom wàcc bees la ci mbir ci gouvernement bi amagul yenn kii calibre yi ñu wax la ko loo xam ne moom ci wàllu boppam ba mu koy wax mu ngi tiit di lox bu dee gouvernement bi kenn nanguwu ci jël responsabilité défendre président de la République appuyer ko ci li mu wax mooy li mu wax doy na waar ah c'est ça c'est seen démenti boobu preuve la que ñoom li ñuy wax lii ñoom sax ñoo ko ñëkkul a gëmuñu ko c'est triste pour le Sénégal et loolu tax xalewu Sénégal yi surtout jeunes Sénégal yi femmes Sénégal yi li ñuy wax nii maa ngi koy wax di ko waxaat ñu jàpp ni entre sénégalais la ay entre politiciens la quelques politiciens man Macky Sall laa gënoon jege que Ousmane Sonko wala Ablaye Wade wala Abdoul Mbaye ñoo bokkoon sos parti bi di ànd di guddeeg bëccëg nekk de 2008 ba 2012 amul dara li gën a tax moo war a gën a bëgg keneen que moom bu fekkoonte ni lu ñu jige woon Sénégal défendre nañ ko bu ñu fi wax ay waxu politicien wala di wax waxu BBC li mu wax ku dem tey jii nii tàppe ci internet rapport IGE 2017 rapport IGE Petrotim di nga gis ni depuis 2017 am na ay journaux sénégalais yu ko feeñal am na ay activistes sénégalais comme Baba Aïdara yu ko feeñal ñun ñi àddu nañ ci wax ci waxaat ci donc xaaruñu BBC xanaa kay BBC dafa nekk média bu mag boo xam ne mu ngi bind ci yu bari ci monde bi ba mu déggee loolu gis ni que tamit Timis ay doxalinam foofu ci biir Angleterre comme tout bon journaliste dañu xëy dem gëstu Sénégal seen alal la ñuy jël ñu ko jël 2 ba 3 nit la bu ko aakimoo ba 10 nit bu ko aakimoo luy indi malédiction ak musiba mooy misère bi nga xam ne seen alal bi ngeen mënoon am mu génne leen ci ñeneen bëgg leen continuer ngeen tàbb ci ñoom ñu jël alal bi di ko wéyal
loolu moo xewoon Nigéria pendant des années et des années moo fa indi ay Boko Haram du leneen du ay ñu jóge bitim réew tooñaange geeg nootaange bu fa bëri ñenn ñi yor ay milliards yor ay kër yu dul jeex di jënd ay oto di maye di wari ay nit xaalis di leen teg comme ay picc di leen jox bëgg ngeen noor rek ñu leen di utiliser ñeneen ñi nekk ci misère bi loolu mooy indi ay affaire Boko Haram ak yeneen du leneen moo ko indi na leer ci bopp nit ñi aussi. mais situation économique bi doy na waar loolu premier trimestre 2019 déficit budgétaire bi maanaam li état bi yor ci doole ak li ko war ci dépense ba mu dépensé ko ci salaire yeeg investissement yeeg bor yu mu war a fay ba mu defee loolu lépp daf ko manqué 458 milliards ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñett la ko manqué pour mun a couvrir loolu lépp ba mu amee ministre de l'économie et des finances daal di fësal benn bataaxal ne man li ma wax nekkut ci seen bataaxal boobu damay laaj képp kuy déglu ak képp kuy journaliste mu lire bataaxal boobu xam ne kat Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne nee na effectivement recette u premier trimestre bi 511 milliards la ci quelques lignes après pour làq lu muy wax ne dépense su premier trimestre bi 2019 31 mars 1217 milliards la mu ne 511 moins 1200 milliards loolu du déficit bu graaw mu ne ay quelques milliards de déficit la alors que c'est 711 milliards de déficit ci lu mu ci chiffre yi mu joxe moom ci communiqué boo xam ne nee na daf may weddi te man kat maa ngi ne woon 458 milliards mooy déficit moom mu def démenti boo xam ne boo ko jàngatee nee na 711 milliards la waaye gouvernement boo xam ne commencé président ministre mi moom ku ci wax bu ñu càmbaree li nga wax rek xool ne xam ne yow da ngay gën a dugal sa bopp faf comme li fi monsieur Frère wax léegi ci film bi ngeen gis seen naataango yi di ko wane waaye gouvernement boobu doy na waar est-ce que jarati na sax may continuer di discuter ci loolu chiffre yi ma yor chiffre direction ministère des finances la moom weddi wuma bu fekkee ne day weddi ay service am lay weddi chiffre yooyu ñoo ne 2018 boru Sénégal yokku na de junni ak ñaari téeméeri milliards yokku na boru Sénégal 1200 milliards la yokku ba toll tey ci juróom-ñetti junni ak téeméeri milliards 8500 milliards alors que ba ñu Macky Sall di ñëw en 2012 mu ngi ko fekkoon ci 2700 milliards ñaari junni ak juróom-ñaari téeméeri milliards yokku na de pratiquement boo xoolee un peu moins de 6000 milliards ci 7 ans yi te yokk googu mu yokku taxul suñu koom gën a màgg ak yokku ak dëgër ba nga xam ne lu muy jur ci alal pour fay boru yooyu dina mën a couvrir dette yi ba nga xam ne année 2018 bi ba tey junni milliards 1000 milliards la ñu jël ci suñu recettes yi di pour fay dette bor yi muy presque moitié wu suñu recette budgétaire yi moitié wu suñu recette budgétaire yi pour fay bor situation boobu mënta wéy te bu mënta wéy benn pexe mooy am mooy ajustement moo lan mooy comme sa dépense dem na ba nga xam ne moom moo sut sa payoor bu fekkee ni cib nit la faw léegi nga wàññi dépense bi tuuti bu fekkee ne xale yi da nga leen dugaloon ci ay école privée am ñoo ci dugal école publique di kii ak lu mel noonu état bi day obligé dem ci loolu parce que koo xam ne sa dette mu ngi toll booy fay ber chaque année mu ngi toll ci 1000 milliards te sa budget 4000 et quelques milliards la say recette budgétaire 50% bi la ci nga ciy jël pour fay bor mais loolu mooy yaa ngi dem ci guuta bu garaaw a garaaw loolu lu ko waral nag mooy investissement yoo xam ne dëppoowul ak li économie li koom laaj dañ ko def rek pour ne man jàmbaar laa gis ngeen li ma fi def sama bilan ngi nii def ay centre Abdou Diouf boo xam ne 50 milliards def nañ ko ci te du indi chaque année bu fin d'année jotee du indi 100 millions de recettes 50 millions de recettes sax du ko indi nga def
Dakar Arena 35 milliards moom du am recette sax bu fin d'année jotee bu ñu ci génnee lu ñuy fayee ñi koy balee entretien yooyu du indi sax 5 millions de bénéfices te yow yaa ngi ko tabax ci bor boo commencé fay bor yi mais centre Abdou Diouf bi chaque année di nga war a génne au moins 10 milliards ou 5 milliards ou 2 milliards pour fay ko te moom mënu la indil recette u 50 millions loolu mooy indi déficit structurel buy installé wu progressivement waaw mun naa multiplier exemple yi ci yeneen domaine et pendant ce temps xaalis bu bëri boobu yëpp ñu teg li ma wax tax ma ne c'est dans des investissements tape à l'œil pour ne man jàmbaar laa man maa fi def lu kenn defut parce que bu fekkee ni koomu réew mi moo ko soxal ak loolu mais xanaa saxaar si nga xam ne mooy dem ba Bamako te amal solo loolu réew mi bu ko ab leboon dugal ko foofu dinañ mën a wax xale yi nga xam ne ñu ngi ci université di tëdd ay fukk ci par chambre di ñenn ñi di fanaan ci couloir yi bu fekkoon fu loolu la ko def ñu mën a wax bokk na ci aussi lu gën a suuxal suñu économie yu kër yu mel ni poste nga xam ne waa ji diggante 2012 ba 2019 dafa fekkoon 2018 dafa fekkoon 2000 employés ñaari junni employés mu ful ko defaat ko 4000 mu nekk ñeenti junni employés bureau poste boo dem da ngay gis ab puxus bu ndaw kenn mooy liggéey ñett ñu tag ci ginnaawam di tàppee ci ay portable ak yu def noonu ndax waa ji daf leen fa dugaloon pour des raisons politiciennes am suñu dëkk Thiès am ñu fa toog ci ay suufu garab di naan ataaye di bàkku ni ñun ñii fii mooy suñu bureau duma liggéey te fin d'année moo ma fayeeku ku weddi na ñu yóbbu leen ci ñooñu wol leen ba pare enquête ya ca war ñu def ko ba xam ndax lu ñuy wax nii parce que Sénégal xam ne ñun duñu waxantu waaw donc loolu moo indi jombe yi graaw yi nga xam ne moom moo teg te Sénégalais yi xam nañu ni dëkk bi dafa metti entreprise yi bëri fayatuñ leen chantier yu bëri nii boo xoolee waa Géejawaay wetu PA yi chantier ba fa nekk depuis temps Njaajaan Njaay ba tey bougetul parce que xaalis amatul. waaw kàddu mujj gi ñuy wax li ñuy wax nii waxuñu ko pour yàq walla pour dañu contre kenn man ci ñoom laa newoon nekkoon ci bureau président de la république comme fu may waxee foofu laa bàyyee liggéey dem sama yoon donc bu ma sañoon du ma nekk ci yooyu damay continuer di wéy di liggéey ak moom mu teg Sénégal ci yoon awma benn problème particulier waaye nag mbir mi du suñu mbir ñun rek yi fi xewoon na yu mel ni ay Brésil xewoon na yu mel ni ay Afrique du Sud seen assemblée nationale ak seeni procureur ñoo def la ca war ba nga xam ne président Jacob Zuma gis ngeen ñun ñëpp nu mu mujj te moom li ñu ko doon jiiñ ay 10 millions d'euros yi nga xam ne def na ko ci kër goo xam ne nee na këram privé la mais comme dafa daan dem état war na ko defal protection ak yooyu lu néew la maanaam Zuma Lula malgré lu mu liggéeyal Brésil ak fu Brésil tollu woon dañ ko topp moom it li mu def taxu ko tollu li ñuy wax fii nag liñ fi def dafa garaaw a garaaw boo déggee président assemblée suñu bàyyi Moustapha Niasse maamu ñenn ñi depuis Tanguy Senghor mu ngi ci réew mi féete ko fu ne defal ko lu ne ba pare ñu ne ndawu réew mi la ndawu askan wi pas ndawu Macky Sall dañ ko fa teg pour muy saytu moom ak ay naatangoom député pour ñu saytu li président de la république def ak li exécutif loolu mooy rôle assemblée parce que dañu xam ne kenn koo bàyyeeg sagoom rek bu moytul mu def lu ko neex moo tax ñu ne nañu jël ñeneen ñi nga xam ne dañ leen di saytu mooy rôle assemblée nag ba ñuy wax ba tey déggoo ci kenn kuy wax ci mbir mi contrairement à li xewoon Afrique du Sud nga xam ne parti wu Jacob Zuma la sax waaye dañu saytu affaire bi procureur yi saytu Sénégal ay dëkku gor lañu dëkku nit ñu baax lañu waaye lu waaye di wuyoo damay ne souvent du na ko niroo na ko jëfee na ko nekk bu dee lu ñuy wax ci suñu maam yeeg suñu baay yeeg suñu sëriñ seeg yëpp mu ngi ci ñun te ñu gëm ko nañ ko jëfee wàcc ci def pétition yi dem ci marché yi wàcc woon nit ñi pétition yi pousser député yi képp ku dëkk ak député na nga dem gisi ko wax ko li ma gis nii d'accorduma ci na nga dem assemblée bu fekkee ne yaa ñu yoral suñu baat
nga wax fa li nga fa war a wax défendre dossier bi pour mu leer parce que mënuñu compter ci Macky Sall pour mu leeral ñu wala moom wala ay gouvernement am ñoom la ñu tuumaal il faut ñoom mënuñu set mën nañu expliquer nag ku ñu tuumaal mun nga am nga weddi am nga droit weddi waaye ki mën a leeral mbir mi par rapport ak fee yi nga xam ne jëf yi nga xam ne dafa bëri te méngoo te kii mooy justice ak assemblée nationale waaw loolu moom bëggoon na. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même. Sunugal 24.net.